wàllu suuf bi te loolu dafa nekk problème boo xamante ne ñëpp boo ko dundul yow sa kër am na koo xam ne mu ngi koy dund donc ñu ñaan ñëpp ñu déglu ñu gaa boo lekkee ba suur pour nga déglu day metti mais ñu may ñu nopp ndax li ñuy wax dafa am solo te ñaan nañu li ñuy wax mu nekk loo xam ne day nekk lu yàlla gërëm. pour commencer juste ci gouvernance locale ñun li ñu proposé comme étant force yéen mooy yéen dafa am ay ressources humaines locales maanaam boo ne ressources humaines fànn woo dem am na koo xamante ne ni yàlla may na ko ci xam-xam boo xamante ne xel mu nàcc moo xam ne war naa mën a développer localité bi ci xalaat yépp yéen maanaam toll na foo xamante ne soxlaatul kenn loolu lañ naan la diversité de la population yéenoise maanaam yéen dafa nekk pôle boo xam ne ni lépp ngi fi soxlaatuñ di jéggaani feneen pour am dara ndax li ñu soxla yépp mu ngi ci biir doomi yéen yi beneen bi mooy la bonne cohésion sociale yéen ñëpp ay mbokk lañ te mbokk googu moo tax boobu ba tey depuis que ñuy dund ba tey kenn déggu fi ay crise majeure maanaam kenn déggu fi coow yoo xam ne rëy na rëy goo xamante ne ba yenn yi di ci am parce que mbokkoo gi xamante ne moo ñu lal ku ci nekk seqante nga ak sa morom jàmm même si bu dee dëkkuwaay bu parfait amul nit mënuñoo dëkk ne kenn du xiiroo du ŋaayoo bañ ak làmmeñ ñoo dëkk des fois faaw ñu laale mais li ci gën a am solo mooy ëllëg dinañ continuer dëkk beneen bi mooy population wu yéen dafa nekk population bu rëy parce que yéen li fi yeewoo par bés lu nit gàtt xalaat war nga xam ne li fi yeewoo par bés dafa bëri te population boobu nekk yéen ñu ci bëri ay ndaw lañ te loolu mooy caractériser donc force yéen concernant aussi point bi xamante ne moom la ñuy waxee beneen bi mooy yéen village traditionnel la ndax yéen village lébu la yéen ku fi ñëw teraanga nga fiy fekk ku fi ñëw mbégte nga fi fekk ku fi ñëw maanaam saxante jàmm bi xamante ne moo fi am ma jël exemple bu ci mel ni ñangal wala ciwaaga wala feneen kër yi daa dem ba dugalante boo xamante ne loolu lañ naan le brassage des maisons te loolu li ko indi mooy social bu baax beneen bi mooy position bi xamante ne yéen am na ko yéen boo xoolee ci ndakaaru moom kese mooy gox bi xamante ne des na ay suuf yoo xamante ne kenn dëkkagu fa yéen kese moo fi am moo tax bu ngeen soxloo projet yëpp yu bëri yi xamante ne état bi mu ngi koy jëmale ci côté région de Dakar bi yëpp ci yéen la yëpp day ŋànk yéen bu newul pôle essentiel maanaam mooy nekk fii xamante ne mooy nekk ci diggante projet yi xamante ne am na te dinañ ci ñëw ci li ñuy bëgg a wax après bu ñu jógee ci maanaam doole gi xamante ne yéen am na ko yéen aussi dafa am ay problème am na ay gàllankoor yoo xam ne nekk na fi te ñun rek ñoo war a mën a saafara loolu mais pour ñu saafara ko il faut ku ci nekk joxañ baaraam tuuma ne kat lii ak lii mooy problème yi pour problème yi ñuy wax bi ci njëkk mooy mal gouvernance bu ñu ne mal gouvernance ñu ci bëri ñu ngi koy dégg maanaam mooy njiite goo xamante ne dëppoowul ak xalaat mais aussi dëppoowul ak lii xamante ne moom la nit ñi dëkk di xaar parce que dañ la njiit bu demee ba ngay jiite mooy da ngay jiite en fonction de ñii xamante ne ñoo nekk ci couche bi gën a nekk ci suuf nit booy jiite da ngay jiite parce que nit ñi lii la ñu bëgg loolu laay doxal te ci mal gouvernance boobu dañ ci jàpp benn poñ boo xam ne dafa am solo moom la nasaraan bi di wooye démarche non inclusive maanaam am na ko fi ñëwoon sànq di ko wax moom la nasaraan bi naan tout ce qui se fait pour moi sans moi et contre moi lépp looy def te booleloo ma ci pour man du pour man ndax loolu la nasaraan bi wax te jàpp nañ ne kat ni ñuy doxalee actuellement ci côté commune de Yène dafa nekk loo xamante ni population bi ñin ñëpp ñuy toog couche yëpp yiy toog ku ci nekk gisu sa bopp ku ci gis sa bopp nga ñëw wax ne man gis naa ci lii sama bopp beneen point bi mooy maanaam maire bu ci nekk maire yi boo dem dafa am lu ñu naan la dotation maanaam budget primitif boo xamante ne dañ koy jébbal kii xamante ne moom mooy diriger maire bi mooy le maire te kooku noonu dotation yi maanaam xaalis boo fa nekk dafa am ay parties yoo xamante ne fa la xaalis bi war a dem boo ñëwee ci pes yi ndax am na lu ñu naan juróom-ñeenti domaines yoo xamante ne ni moom da cee war a intervenir boo jëlee santé mu ngi ci boo jëlee sport boo jëlee éducation domaine yëpp yoo laal paj meeg lépp mu ngi ci te yooyu daf ci war a def xaalis boobu ñun ñu jàpp ne kat xaalis boobu duggul fi mu war a dugg beneen bi mooy gestion nébuleuse du foncier maanaam bu ñu ne gestion nébuleuse moo mooy ay lënd yoo xamante ne am na ci nañu yoree suuf si parce que kat bu ñu laayante biir xam nañ ne problème mu suuf mu ngi fi te loolu noonu dafa nekk loo xamante ne bombe la à retardement maanaam fii ak ay at yu néew dina exploser ba peut-être yenn yu ci bëri mën ci juddu loolu moo tax ñun ñuy dem directement ci menaces yi xamante ne mu ngi ñuy gerte ñun waa Yène bi ci njëkk mooy port yi xamante ne am na muy port Ndayane ak portu Sendou bu ñu seetloo bu baax portu Ndayane ak portu Sendou dañoo séq Yène te bu ñu séqee Yène port yooyu noonu bu ñu gasee pour implanter wu ba des fa dafa am profondeur boo xam ne moom la ñuy duggee ci biir ndox mi bu ñu xësee ba dugg ci dafa am ay conséquences yu bëri yoo xamante ne mën na ko jur
te conséquences yooyu ci côté pêche bi ñiy napp dañ ciy am problème parce que produit bi ak jën bi ni ñu foogee woon ne noonu lay amee yu ci bëri day dee parce que port moo implanté wu port dafa ànd ak ay dégâts. beneen menace bi mooy box pétrolier bi ñuy wax mooy Rufisque offshore parce que Rufisque offshore ay box pétrolier la yoo xamante ne nii comme ay Kayar offshore bokku ñu ci bëri yoo xam ne ci wàllu pétrole benn partie bi dafa laal géeju yéen parce que yéen kat ci Rufisque la bokk te benn partie bi comme da ko laal problème yooyu su amee ak affaire u pétrole beeg yëpp dina créer aussi ay problème pour ñun ñi xamante ne ci napp lañ xalaat tax pays ñun koñ dëkk lañ boo xamante ne ni ci napp mooy suñu principale économie. beneen bi mooy pôle yi xamante ne day am parce que gouvernement bi jël na ay décisions yu bëri li tax nag ñun ñu xaw a sonn mooy peut-être ñun lébu ñun ñiy yéen suñu jàng demeewul noonu surtout suñuy yaay ba de telle sorte que ñuy mën a am information yi parce que information yi bu ñu ko amul wallaahi ëllëg dina métti trop ci ñun. te pôle yi ñu wax mooy pôlu dagg xolpa bi xamante ne day am pôlu Diamniadio ak pôlu yéen bi ce n'est pas peut-être nekkul loo xamante ne instant bi siiw na parce que nit ñi ñaar ñi rek la ñu xam mooy bu dagg xolpa ak bu Diamniadio pôle yooyu bu ñu implanté woo dafa am ay espace yu bëri yoo xamante ne ni ñoom dañ koy jël te espace yi ñuy jël noonu dina tax jeunes yi xamante ne ëllëg amaguñu ay suuf pour ñu am suuf dina nekk lu métti trop ci ñun. opportunité yi xamante ne nag ñun mën nañ ko am ci gouvernance locale bi mooy lan yenn zone bu stratégique la Ablaye Bass mu ngi koy wax sànq et beaucoup d'autres zone touristique la zone la boo xamante ne li muy accueillir ci vacances kenn xamul nu mu toll. benn exemple bu patent moo nekk lan chaque week-end bu ñu xoolee yéen li fiy dugg ci ay autorité kenn xamul nu mu toll autorité yu bëri muy ay ministre muy ay recteur d'université ñu ci bëri am nañ fi kër je peux prendre le recteur de l'université bu Dakar am na fi kër Thioub beaucoup de ministres am nañ fi kër ñun aussi nous dans tout ça je pense que aussi jot na ku ci nekk bàyyi xel loolu li ñuy wax ni lu am solo la te pour ëllëg la. beneen bi mooy partenaires yi xamante ne les partenaires techniques et financiers maanaam ñun dañoo jàpp ne booy diriger ab dëkk wala ngay diriger réew wala koñ wala lu mu mënti doon am na ñoo xamante ne ñoom nga war a liggéeyal loolu lañ naan les partenaires mais partenaires yooyu dañoo bëri ay façon am na partenaires yoo xam ne dañuy indi seen doole teg ay projet loolu lañ naan les partenaires techniques am na ñoo xam ne dañuy indi seen xaalis loolu lañ naan les partenaires financiers te loolu ñun dañ koy dénk monsieur Ndir mii xamante ne moom kat moo ngi mbébét pour jël maire bi. beneen bi mooy yéen dafa am opportunité bu garaaw parce que bu ñu fàtte ne am na ñoo xamante ne dañuy def culture bio côté tubaab jalaaw fii dañuy béy ay légumes ay naajo ay pataas ay pomme de terre ak lépp mais lan moo tax loolu siiwul parce que am na communication bu nekk suuf boo xamante ne ni développé wuñu ko pour ñëpp mën ci gis seen bopp wala ñëpp war a mën a xam ne kat problème lii am na yéen te ku ci nekk war nga ci mën a jariñoo. bi ci des mooy élargissement assiette fiscale. maanaam bu ñu ne assiette fiscale mooy dëkkuwaay yi xamante ne war nañ fa mën a dëkk mooy lotissement yi parce que bu ñu fàtte benn affaire instant bi nduxura dañ ko génn ci yéen maanaam am na suuf yoo xam ne partie boo xamante ne bokkatu ci yéen administrativement dafa am loo xamante ne dafa wàññeeku ci yéen assiette bi wàññeeku na moo tax ñun ñu war a mën a xool naka la ñuy def ba élargir assiette bi élargir assiette bi ñun dañu jàpp ne ci lenn la war a nekk liñ naan un acquis se consolide maanaam boo xësee ba am li da nga koy téye jéem a nguuf lii xamante ne war nga kaa mën a am pour say dëkkandoo ëllëg pour nag li ñuy joxe comme li ñu yaakaar ne kat buñ ko doxee noonu mbir yi dana jëm kanam te ku ci nekk war nga cee mën a gis sa bopp moo nekk lan bi ci njëkk moo ñu am plan de gouvernance locale maanaam ay borom xam-xam ñu màcc toog waxtaan xalaat diisoo pencoo ku ci nekk joxe sa xalaat bu ñu paree ñu produire benn document boobu moom la ñu tuddee plan de gouvernance locale après dañ koy partager jox ko ñëpp ñi xamante ne développement wu yéen moo leen ñor pour ku ci nekk mën ci xalaat joxe say suggestion pour ëllëg de yéen mën a développer. beneen bi mooy ñu inciter mais aussi encadrer jeunes yi ci ëllëg parce que port dafay am ay pôle dafay am te buñ ne ay port dafay am jeunes yi xam ne dañuy jàng war nañ leen inciter ñu encadrer leen de telle sorte que ñoom ñu war a wane def ay formation yoo xam ne dinañ mën a liggéey ci port yi parce que dinaa rappeler benn problème bu am mooy aéroport Diass waa Diass bi ñuy taxawal aéroport bi ñoom dañoo jàppoon ne aéroport bu ñu ko taxawalee rek ñoom ñoo fay liggéey mais aéroport bu ñu ko taxawalee dafa am liggéey yoo xamante ne ni ku sa garaat wala sa diplôme dëppoowul ak loolu doo fa liggéey waa Diass jàpp loolu nag bàyyi ba aéroport bi taxaw ñoom ñu ñëw ne ñoo fa war a liggéey léegi ñooñu ban qualificatif la ñu am pour ban qualification la ñu am pour war a mën a liggéey foofu moo tax ñu ne il faut ñu jàppale ñun ñii kat suñuy rakk ak ñun ñii pour ëllëg ñu mën a préparer ci métier yi xamante ne day wax ci affaire port yi ak gaz yi beneen bi
mu nekk une gestion inclusive maanaam bu nee dañuy doxal dëkk nañ ci boole ñëpp ku ci ne mën ci gis boppam. parce que ñun dañoo jàpp ne gestion communautaire comme mayonnaise la ku ci nekk dañ cee war a capp jox sa morom pour ñëpp mën ci am. léegi beneen bi mooy ñu def lépp ba képp koo xam ne da nga fi tegu mbir yi nga bañ ko def sa mbiru bopp parce que mbiru dëkk bi la mooy gouvernance buñ bonne gouvernance beneen solution bi mujj nag ci fànn wi mooy lan ñuy organiser ay open days moom la ñu proposé ak ay after work bu ñu ay open days maanaam ay journée yoo xam ne dañuy toog di xalaat pour càmbar ay problèmes yoo xam ne dañuy gerte parce que yéen problème yu bëri muy fi te bu ñu toogul diisoo ku ci nekk nga jóge sa coin jàpp naa ne nekkatul heure boo xam ne ku ci nekk da ngay toog sa ruq naan man damay toog xaar ñu woo ma ku ci nekk développement bu la ñoree da nga war a jóg fekki se ko militer pour la bonne cause li ñuy def ni jaamu yàlla la don de soi la pour ëllëg ndax fii képp ku fi toog di nga def dara pour dara. léegi loolu moo nekkoon li ñu doon wax concernant point gouvernance locale léegi comme ñun ñaari thèmes la ñu jëloon am na beneen bu ñu naan gouvernance foncière maanaam wàllu suuf si nag dama bëgg liñ ciy wax ni ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax mbiru ëllëg la te ëllëg histoire dinañu laaj ku ci nekk naka nga taxawee woon bii problème bi amee jugement dernier day am de mais aussi ku ci nekk yow nañ la laaj naka nga taxawee bii li amee te concernant problème mu foncier bi ñun dañoo jàpp ne am na ay forces yoo xamante ne am nañ ko parce que yéen boo ñëwee am na lu ñu naan plan d'urbanisme boo xamante ne am na fi même si plan d'urbanisme bi après nañ ci ñëw bu baax plan d'urbanisme boobu moom mooy permettre nit ñi xam kat fii mooy place publique fii yoon la fii poche la fii lii ak lii la parce que kat loolu su amul ku ci nekk mën nga ñëw tabax fu la neex te loolu day jur li nasaraan bi tuddee anarchie nag bu amee kenn du mën a te xaajale kenn. beneen force bi xamante ne wax nañ ko mooy position bi xamante ne yéen am na ko moom lañ doon rappeler sànq ndax taxawaayu positionnement wu yéen nekk na loo xam ne ñëpp ñu ngi ñëw yéen ñenn ñi pour ñoom bu ñu amul kër yéen sax amuñu kër fu baax. beneen bi mooy mu nekk une zone agro-pastorale gis nga bu ñu jëlee exemple ay Kayar ay Jandeer ñooñu ñëpp dañuy pratiquer agriculture bio bi mooy bi am tubaab jalaaw moom lañ doon rappeler sànq et pour faiblesse yi xamante ne war nañ ko mën a génne ci concernant mbirum suuf si bi ci njëkk mooy amul benn suivi bu am ci plan de lotissement yi au niveau instant ci kaw parce que képp ku ñu jox kayit da ngay gis des fois ñaari nit ñëw ñu jox leen kayit boo xamante ne même terrain bi lay bokk waaye benn bi du am numéro benn bi am numéro te loolu